asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yaay safoo bernde ñu daal di ñëw tey jii ak benn recette boo xamante ni ku nekk rek xam nañ ko mu nekk ngalax mun na nekk pour xëdd wala pour li nga xamante ni moom mooy ki bëgg a dog wala lekk lu oyof bëgg a lekkaat si guddi gi. Donc pour loolu nag dama indi fii ñaari variété ngeen gis bi nga xamante ni kii la caakiri bu Sénégal bi mu ngi nii muy local bi ak bi nga xamante ni couscous la. Donc pour ñi nga xamante ni par exemple amuñu accès si caakiri donc di couscous fu nekk nga koy am donc dinañ ko mën a utiliser dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy suñu tiga dege man au lieu ma jël tiga dege bu kii bi ñu defar bi ba pare bu poudre bi laa jël xàmmee ngeen ko su may defar ay ngalax ak bagage yooyu noonu ku am tiga dege mun nga ko utiliser. dinañ soxla aussi li nga xamante ni mooy cacao bi nga xamante ni amul sucre donc moom laa jël tuuti rek pour mu def ko si caakiri bi parce que dama soxla richesse bi si nekk mais aussi daf may changer tuuti colorel ma tuuti couleur kii bi ngalax bi ci faay bi si boppam. Voilà donc dinañ soxla aussi buy mu nekk ni donc man pëndax bi laa yore ku am doom bi tamit mun nga ko utiliser. dinaa soxla li nga xam ne mooy tuuti sel moom laay def si kii yi cere yi incha allah. dinañ soxla aussi li nga xamante ni mooy diw ñor wala huile de coco. Donc man d'habitude ñaar yëpp laay mélanger mais tey jii damaa tayal dem di jël ji huile de coco bi boo tax ma jël lii nii. Donc dinañ soxla date date yi nag ngeen gis ko mu xaw a bari parce que moom laay utiliser lu ëpp comme ça nga xamante ni bu ñuy def sucre aussi wala substitut de sucre tuuti rek lay doon. dinaa ñëw lu tax ma choisir date bi. Surtout si koor gi dinañ soxla aussi ananas c'est optionnel donc nga am eau de fleur d'oranger man sama eau de fleur d'oranger dafa jeex donc ma amee eau de rose moom laa utiliser mais tuuti laa si def parce que dafa mun a fort sinon rek mu yàq sa togg. Donc dinañ soxla aussi essence vanille dinaa soxla tuuti coco râpé donc dama jël bu amul sucre bi rek moo nekk ni. dinaa soxla banane mais banane bi duma ko def nag si biir ngalax bi dama ko soxla pour décoration après dinañ si ñëw sans plus tarder ak raisin aussi fàtte woon naa ko. Voilà man craisins laa yore mu ku am raisin mun nga ko utiliser su fekkee bëggoo ko aussi mun nga ko omettre donc sans plus tarder duñ def rek du ànd ak yéen si waañ bi bismillah. Voilà li ngeen gis fii comme niñ ko waxee woon sànq dama jël suñu caakiri bi mooy yu nekk ci sachet yi préfabriqué yi moom laa utiliser donc ma daal di koy sebet ba mu set yàq ko après daal di koy xooj ak ndox donc quantité ndox bi nag dama def loo xamante ni comme sa trait baaraam bu njëkk bi about an inch mooy bu njëkk bi tuuti rek noonu loolu laa def ndox bi from caakiri bi ba kii ndox bi su laalee sa loxo su laalee caakiri bi après nga def si ndox donc dafa ñëw ba fii mu daal di koy naan loolu c'est eau tiède la woon c'est juste pour mu jox ma head start maanaam dimbali ma jox ma avance si bu ma koy dem tay ji parce que nii laa koy def rek dem tay ko benn tay laa ko bëgg a tay ji incha allah donc ñu xool ce que ça va donner. léegi beneen couscous bi moom xam ngeen ko dama daal di jël rek juste couscous après ma kii ko def ci ndox bu tàng daal di koy bàyyi donc gis nga maa ngi nii di ko dooral laal sax bi ma ko defaree ba léegi après dama koy dugal ci micro-ondes bi tuuti rek pour juste ma mun ko diw ak diw ñor bi. donc mu ngi nii dañuy daal di ñëw comme moom mooy gën a gaaw en attendant damay dem dugal ko rapidement donc lii c'est pour les gens yi nga xam ne amuñu accès si li nga xamante ni moom mooy caakiri Sénégal parce que du tout le temps nga koy am man personnellement sax du chaque jour laa koy am. dañ koy dugal ci micro-ondes bi. man pour ay 1 minute rek juste pour mu xaw a ndugg nga xam ne su ma si defee diw ñor bi rek dafay daal di seey wala huile de coco bi moom moo dàqati moom macha allah macha allah. donc voilà caakiri bi génn na maa ngi gaawantu pour dem def couscous bi quelque chose comme 3 minutes après ma xool su fekkee ni desaat na ma daal di koy yokkaat encore voilà gis nga ma jël
nga kii bii nii waloon naa leen kii bu détaillé sax si bi may defar caakiri bi yàggul woon noonu donc foofu ku bëgg a gis lu gën a kii détaillé mun nga dem foofu nga xool couscous yeeg yooyu ak même caakiri bi aussi mun nga dem foofu nga xool ko parce que foofu moom wax naa leen te joxoon naa leen ay yeneen option donc même chose rek laay defar ngalax bi rek la ñuy ñëw changer def ko kii soow bi voilà donc ma daal di jël sama raisin yi bismillah craisin voilà donc ma jël aussi tuuti muscade daal di jël pincée de sel def aussi parce que il faut ñuy assaisonner affaire yi bu ngeen di xool tey mélangé wu ma ci sucre wala dara parce que bi nga bu fekkee ne da nga koy doyee pour xëdd dañu soxla loo xamante ni daf ñuy mun a tee bu ngeen xoolee yi ma utiliser nii yëpp bu ci nekk dafa riche en potassium riche en fibre donc mu nekk fibre te bu ñu waxee loolu c'est côté digestion yooyu moo tax ñuy wax donc dina la mun a tee lu xaw a yàgg benn kii daal moo ci nekk mooy ñi nga xamante ne par exemple dañuy xool lu amul glucide par exemple bëgguñu utiliser lu am glucide lu bari couscous comme cere dafay am glucide donc li nga mën a def mooy par exemple da ngay remplacer couscous bi ak wala caakiri bi nga remplacer ko par chia seed moom mooy graine de chia yi noonu mooy yooyu ma fi defaroon sombi bu amul ceeb bi donc nga jël kiiwu nëtëri bi rek daal di ko siy def aussi moom tamit dafay mën a nekk loo xamante ni beneen option la et puis amul gluten pour ñi nga xam ni dañu intolérance ci ay affaire gluten aussi mun nañ ko utiliser tamit wala nga jël quinoa aussi nga def la même chose tamit loolu tamit beneen option la donc mu ngi noonu ma joxe foofu voilà ma def sama coco râpé donc dama koy def rek ci couscous bu tàng bi pour mu nooyaale parce que bii mooy bu amul sucre bi dafay xaw a dëgër tuuti donc lu ma mun a def ba nga xam ne affaire yi day nooy rek mi ngi noonu ñu def ko donc tàndarma yi mu ngi nii soo yoree tàndarma par exemple nga xamante ni dafa daal di xaw a dëgër sa loxo li ngay def mooy da nga koy man par exemple yi dafa xawoon wow sama loxo donc dama daal di jël ndox bu ndugg ma daal di ko ci xooj raxas ko ba mu set xooj ko ci biir bàyyi ko foofu gis nga nu mu mel nii donc mu nekk loo xamante ni mun nañ ko lekkaat encore doo sentir koo waxul ni dafa xawoon dëgër ci sa loxo du ko xam. voilà gis ngeen moom aussi ñu def ci restant suñu diw ñor bi gis ngeen li ñu utiliser yépp nutrient la bari ak ay antioxydants ci biir yoom ñëpp fibre moo ci ëpp donc dinañu dimbali bu baax a baax ci côté digestion mais aussi dina jàppale aussi ci li nga xamante ni moom mooy régulariser suñu kii blood sugar moom mooy suñu taux de glucide aussi quoi donc mu ngi nii ñu def kii bi craisins bi ñu daal di def aussi suñu nutmeg moom mooy kii bi muscade voilà daal di def pincée de sel aussi voilà moom tamit ñu jël date yi dagg def ci biir bu ko defee nag ñu daal di ñëw jublu comme li ma wax rek ci cifaay bi nag léegi voilà gis ngeen dama am fii sama buy moom laa jël def ko bismillah donc dama koy segg nii voilà benn segg laa koy def voilà nii laa koy def ma réserver li ci des nii pour après su may dolliwaat ndox fii laa koy def comme ça mën a dolli liquide ci biir ngalax voilà léegi ki nga xam ne dafay def suukar par exemple mun na def sucre man damay def tuuti lem parce que ci yooyu noonu laay jouer daal ba nga xamante ni kenn du ci am benn cafka benn kii benn coono du moins ma ne ko cafka benn coono donc ku mu neex nga def sucre substitut sucre yooyu yaay xool rek lu la tante bismillah voilà nii tuuti doy na su ko defee nga xamante ni
ngëneel yi am ci lem yépp dama koy am fii ak tàndarma bi ngeen xool. donc dañuy def loo xam ni daal dinañu dimbali comme ni ma ko waxee woon rek. voilà donc léegi ma ñëw jël sama kii bi tiga dege poudre bi daal di koy utiliser. ki nga xam ni dafa amee kii tiga dege normal moom da koy daal di xóoyal rek comme ni ma def buy bi daal di koy segg aussi. gerte bi nag safaay bi c'est question de préférence personnelle comme li may wax toujours ak buy bi man damay bëgg ñuy xaw a équilibré tuuti. voilà gis ngeen cacao sans sucre laa yore nii gis nga. gis nga soo defee cacao bi day mel ni comme si boo si defoon Nutella quoi mais day wàññi safaay sucre bi te dafa am antioxydant aussi bi nga xam ne amul sucre. donc antioxydant yooyu ñu jël ko te bu ñu waxee loolu rek mooy li nga xamante ni daf ñuy dimbali ci suñu wér-gu-yaram booster suñu immunité donc loolu yëpp moo tax ñu di ko jëfandikoo daal. voilà donc ku amul cacao mun nga ko bañ a def boo buggee def sa chocolat nga def chocolat walla lu la neex rek. voilà donc ñu daal di ñëw jël suñu pot bi nga xamante ni dañuy def kii ananas yi. donc yéenay xool su fekkee da ngeen bëgg a def affaire yi ci biir walla da ngeen ko bëgg a réserver. man sama waa kër dañ ko bëgg donc li ma leen di conseiller mooy su fekkee da ngeen def ananas yi ci biir donc affaire bi du yàgg trop ci biir frigidaire bi. donc peut-être 3 jours à 3 à 4 jours maximum la mun a nekk ci sa frigidaire balaa muy commencer di changer goût daal di mel ni lu xaw a forox yooyu noonu. donc gis ngeen moom day gën a oyof que boo doon defar ngalax. fanaan dinaa ci def jus ananas bi. oups subhanallah fàtte naa am na lu ma waroon réserver pour banane yi mais bon c'est pas grave mun naa jël citron. léegi ma daal di jël moom tamit commencer ci def suñu yeneen assaisonnement yi. muy muscade bismillah. dinaa ci def cannelle aussi mooy cinnamon. voilà ma def tamit essence maase na donc damay ñëw jëli kuddu commencer mélanger affaire yi nag léegi. voilà benn yëf boo xam ne dama ko fàtte woon mooy lait de coco donc dama koy def ci biir bismillah. donc moom c'est optionnel nag quand même. donc lait de coco ñu soxla électrolytes yi nga xam ne mi ngi ci biir. voilà mangook léegi nag ñu daal di ñëw commencer dagg ananas yi def ci biir. su la neexee nga bàyyi ko nii mais man dama yaakaar ni dafa xaw a dijj tuuti selon man sama préférence donc dama koy xaw a dagg nii ci digg bi rek. waaw kay boobu de wadd na. voilà bismillah. voilà gis ngeen li may def man comme d'habitude rek du may faral di jaxase lépp caakiri yi walla ngalax yépp parce que juste bu fekkee ni am na ku am envie utiliser par exemple soow au lieu de ngalax nga xam ni di nga am option def ko. donc damay jël bu ci nekk après def ko ci ay kii bool walla yooyu yoo xam ne dina mun a dugg ci frigidaire bi ma def ko ci frigidaire bi séparer ñeex kii bi ci faay bi ak aussi kii bi cere yi bismillah. donc lii nii dina ma permettre ma am une idée li may def. ku mu neex nga dagg banaan def ci biir ak yooyu mais man damay bañ mu ñuul sama loxo dama koy soxla rekk pour décorer. voilà gis nga su la neexee nga gën ko oyofal ak yooyu yépp parce que suy gën a toog day gën a dang daal. donc comme ñun dañ koy lekk ñii dañ koy lekk léegi du jar ma koy dangal yooyu noonu bii nii tey jii ma koy oyofal quoi mais ci kanam bu fekkee ni par exemple dama ko doon bàyyi même bu dee 10 minutes sax dama koy daal di kiyal oyofal. voilà donc mu ngi nii ñu ñëw rek def comme noo xamante ni dañ koy préparer jox ko gaay bismillah. banaan yi rek laay jël collé nii ci suuf
juste histoire de décorer un peu. Voilà boo amee bu wadd ci suuf man duma fa nekk di ko dem di ko jëli ji. Voilà donc voilà gis ngeen beneen façon bi nga xamante ni tamit mun ngeen ko def yëf yi teg ni su la neexee nga jëloon bu fekkoon ni mélangé wuñu tàndarma yeeg yooyu mënoon nañ ko jël dagg ko daal di koy teg nii ci kaw aussi loolu beneen façon la. léegi nag bu boobaa da ngay jël banaan yi nga daal di ci diw def citron wala nga def ci kii comme ni ma ko waxee sànq nga def sa comment dirais-je sa jus d'ananas nga jël ko daal di ko ci diw comme ça moom dina la teel ngay xool bii moo gën a gaaw fuuf. mun nga ko def ak cere bi aussi donc cere bi au lieu de nga koy mélanger nga daal di koy def même chose bu ko defee léegi yow nii rek nga koy tegee ci table bi ku bëgg a ñëw nga xool ku nekk mu tànn ban moo ko gënal. donc nit ki su demee bay lekk moom ci lay jël mu daal di mélanger affaire yi donc bu ko defee mu mélanger lépp daal di lekk nga tegaale ci faay ci el bi noonu tamit pour ki nga xam ne dafa am envie dolli. waa kon nag moo ko jëlee ci mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi nii ñu indiloon leen tey mu nekk benn xëdd laa ko mën a waxee nga xamante ne mi ngi nekkoon ngalax nag ñu defar ko de façon boo xam ne c'est fait à base de cere local ak boo xamante ne bu couscous la pour ki nga xam ne rek amul accès si loolu. donc émission bi tey ñu ngi koy jox képp rek koo xamante ne mi ngi safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo daal di jël daal di jàll noonu dem fële si Espagne daal di jox sama sister Alima Bari maa ngi la koy may di ko jox sister Oulimata Ndaw Njogu Grégu di ko jox soxna Khadija di ko jox Binta Yaama Ndiaye Khadijatu Balde Mariem Agne sister Rokhaya maa ngi leen koy jox ak sister Fatma Ron donc tey jii ñooñu lañu may recette bi di leen wax ni essayer leen ko neex na loolu macha allah te gaaw et puis vraiment dina la teelu yàgg di leen jox dig daje ba beneen di leen wax bu leen fàtte partager vidéo yi di ko liker bu amee kuy seetaan te abonné wul mu abonné te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara dina ko mën a notifier di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah.